jangeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees te ñu am yeneen faram-fàcce ko dogal bi nga xam ne nii njiitu réew Macky Sall jël na ko daal di jégal Khalifa Ababacar Sall génne ko ci kaso bi la jur na ab waxtaan ci askan wi rawatina ci géew politique bi la Abdoulaye Mbow ab taskatu xibaar nekkit gëstu ci wàllu politique ne grâce bi benn la ci jéego yi mu teg ngir ñu mën ko amnistier taskatu xibaar bi yokk ci ne PS gépp dañoo war a booloo boote ci ginnaaw maire Dakar bu woon ndax moom kese moom kott moo mën a tax ñu mën a jotewaat ci nguur ci biir xibaar yi daa ngeen ciy dégg leeral yi nga xam ne ni moom la ci indi daañu delloo wax ci joxante loxo gi dox ci diggante njiitu réew mi woon maître Abdoulaye Wade ak njiitu réew mi Macky Sall keroog ba ñuy ubbi jumaay Massalikul Jinaan muy APR di PDS ñoom ñëpp ñu ngi koy rafetlu teg ci wax ne jubóo gi lu dëggu la ci ñaari kilifa yi la ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg reportage gi ci Moussa Sène def enquête bi mu soxal ñaari xale yi ñu rend lu yàggul dara fële ci doon Touba ñu ngi koy wéyal alkaati digg yi ak seen naatango yi nekk ci police scientifique dugal nañ ci seen loxo tax sax ñu teg loxo paak bi nga xam moo rendi ñaari xale yi la ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr kon mbokki li buñ ci boolee xibaaru bitim réew yi dañ ciy teg xibaaru tàggat yaram yi Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ ciy àndal sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum asalaam Seydina Omar Ba. ana lan moo gën a fës ci xibaaru yaram yi. Aliou Cissé fësal na li nga xam ne moom mooy liste joueurs yi nga xam ne ñoo war a jouer match bi ak kii nga xam ne mooy Brésil. Sénégal Brésil. le 10 octobre. kon nag tey jii ci suba ca Thiès la ko fësalee dinañ ci ñëw mu gën a yaatoo. handball. yow ñu jël billet bi pour ñu dem jeux kii bi donc nag dañoo mujjee lajj volleyball finale coupe du Sénégal dégg nga Sococim jël ko dégg nga après nag ñu ñoo tam ci cinquantenaire u saltige des Rufisque bi féetee di waajal événement bu rëy boobu loolu daal moom mooy li nga xam ne moo fës ci lënd si waaw kon yaatal gi fii rek fukki minute ak juróom lay doon voilà jàpp ñaar foo ko. d'accord jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu koy sant ko gërëm kon li ci yéene kaay la ñuy fas yéene yëkkatee xibaar yi kon mbokki ngeen taxawlu bu nes gisee ñu dikk ngeen ci faram-fàcce gi. xibaar yi dañ koy tàmbaleeg dogal bi nga xam ne ni njiitu réew Macky Sall jël na ko daal di jégal Khalifa Ababacar Sall génne ko si kasu bi dogal boobee nag nañ jàpp ne jur na ab waxtaan tey ci askan rawatina ci ñi nga xam ne yëngatu ci wàllu politique Abdoulaye Mbow ab taskatu xibaar nekkit tus ci wàllu politique ne grâce bi benn la ci jéego rek yu ñuy tekk ngir ñu mën kaa am amnistie taskatu xibaar bi yokk ci ne PS képp dañoo war a booloo bootu ci ginnaaw Khalifa Sall ndax moom kese moom kott moo mën a tax ñu jotewaat ci nguur Abdoulaye Mbow ñu teewlu ko ci téléphone soxna Safiatou Cissé. ñàkk grâce moom ba léegi du am droit civil ak politique yi moom dafay daal di perte waaye damay jàpp ne nag grâce mooy di acte bi jiitu amnistie parce que ñu naan jàpp tembe laa génnagul prison sax amnistie daal ko koy fekk damay jàpp ni il faut ñu daal di koy amnistie grâce ba pare amnistie bi daal ci topp damay jàpp ni nag avenir politique bi kon bokk li sa jiitu mooy ndax xam dina dellu parti socialiste ndax Ousmane Tanor Dieng bëggee woon te ñu bari tudd ni Ousmane Tanor Dieng loolu la bëggoon donc Khalifa Sall bu ñu fàttalikoo ni 2014 fu muy gën a méttee ci kanamu premier ministre ci kanamu ay député directeurs généraux ak yeneen bokk ci APR ak Benno Bokk Yaakaar ñooñu la daan yoon ci élection locale yi moom ñëw parti socialiste mooy ci sama gis su bopp mooy li gën a arrangé parti socialiste xam nga ni Khalifa am na dayo boo xam ne dayo politique boo xam ne boo yaatu la dayo politique boobu nag li ko may du dara lu dul moom dafa nekk nit koo xam ne dafa bokkoo nekk ci réew mi am ci ay ndogal tànk nekk ci député lu bari nekk ci ministre lu bari wante itam nekk ci benn parti boo xam ne moo gën a magoon ci jamono jooju ci Sénégal mooy parce que mooy premier parti bu nekkoon fii ci Sénégal di parti socialiste mu amoon fa ndogal tànk donc bu wëlbatikoo ci biir parti boobu nekk secrétaire dina permettre parti socialiste mu gën a yees mu gën a beesaat parti socialiste dina mën a yaatu wante itam am na dayo boo xam ne itam bu ko neexee bu dee kee bi amatu benn solution am na dayoo créé parti bi nga xam ne moom ko mool boppam
mu wax lu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nagoo ci kii di Abdoulaye Mbow taskatu xibaar la nekkit koo xam ne dafay gëstu ci wàllu ko politique kon nañ jàpp ne Khalifa Sall ni ko démb li ko njiital réew Macky Sall kon jégal gracier ko ba ni ki démb kon ci la ñibbi këram. ñu dellu wax ci joxante loxo gi dox ci diggante njiital réew ma woon Me Abdoulaye Wade ak njiital réew Macky Sall keroog ba ñuy ubbi jumaay Massalikul Jinaan muy APR di PDS ñoom ñëpp ñu ngi ko rafetlu teg ci wax ne juboo gi moom lu dëggu la ci ñaari kilifa yilee Moussa Sène reportage. jubóo diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall doon li nga xamante ni moom marqué inauguration Massalikul Jinaan ñoom nekk ñu am ay tiraillement ci at yu ñu génn daal dinañ bàyyi lépp rek ngir jubóo googee doon loo xamante ni kii di Ngouda Dione nekk membre comité directeur bu parti démocratique sénégalais ak Abdoulaye Ndiaye nekk député APR ñoom nekk ñu ngi koy rafetlu. ku liir téere doo mel ni ñi nga xam ne dañuy làmbatu rek ay taalibe ñoo nekkoon seen wetu sëriñ bi diggal leen dara nee leen def leen ko. képp ku doomi Sénégal képp koo xam ne doomi Afrique nga képp koo xam ne julit nga war nga saluer à sa juste valeur quand même taxawaay boobu parce que loolu dafay njëriñi réew mi comme ni ko sëñ Mountakha waxee. bi la juboo sax ci diggante patron PDS bi ak président de la République nekk na loo xamante ni dina jëmmal Sénégal ngir mu gën a jëm kanam. maag yow bu ñu juboo nekkoon ci ay problème ba fexe ba juboo loolu du baax ci réew mi ku ne xam ne ni maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall bu ñu juboo ar baax rek la mën a indil réew mi. loolee député apériste bi di ko dëggal. waaw avantage bi bari na. benn bi mooy stabilité politique réew mi. maanaam jàmm dina yokk. fu président Macky toog président Wade foofu ñu échanger njëriñ mun na fa feeñ. ñu jàpp ni rek ay sénégalais yu bëri dañuy wax ne rek juboo googee xel mënees na cee teey wande kii di Abdoulaye Ndiaye ak Ngouda Dione gisewuñu noonu. Macky Sall jóge woon fii dem Chine Abdoulaye Wade dem fekki ko Chine ñu waxtaan foofu mën nañu ne dañoo diil waaye ci kanamu sëñ Mountakha Mbacké doomu aadama mën a xalaat loolu ab diil la yaa ma gën a ñeme. waaw dafa am sénégalais yoo xam ne wax moo leen neex. nit yi warul am sax xel ñaar. ki tax loolu am. muy sëñ Mountakha Mbacké. joxante loxo gi nga xamante ni moo am ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñu sénégalais yu bëri doon nañ ko xaarandi wante ñàkkul ñuy wax ni rek loolee am na luy ñuul ca sow mi tax na ba Abdoulaye Ndiaye nekk apériste ak Ngouda Dione di wax ne rek bile juboo nekk na loo xamante ni bénéfice la ci Sénégal ak ci sénégalais yëpp. ñu wax ci enquête bi mu soxal ñaari xale ñu ren di lu yàggul dara fu la ci diwaanu Touba nañ jàpp ne enquête boobu la ñu ngi koy wéyal alkaati yi digg yi ak seen nattango yi nekkee ci police scientifique dugal nañ ci seen loxo tax sax ñu teg loxo paaka bi nga xam moo ren di woon ñaari xale yi lee enquête bi nag mi ngi avancé bu baax a baax ba njortu nañ du yàgg dara daañu teg loxo ki def jile ñaawte fa dañuy dem ca diwaanu Touba fekk fa Mamadou Makhtar Sarr. coowal ñaari tuut tànk yi ñu ne deqat ren di gën di law mel ni tulleeg màlle ci dëkk bu sell bii di Touba mbir mi nag mu ngi xew guddik alxames jàpp aljuma ci kër njabootuk Touré gi nekkee ci yoonu Daaru Rahmaan wi nit ñi nag ñu ngi jóge ko fu ne saa su ne riir wutal si kër gi ngir nemmeeku si mbir yi ana naka la demee. muy nag lu yéeme lool ma nga xawee fële nga xam war a ci diwaanu Tamba fële kon ci diwaanu Touba bu ñu jógee ca Touba dañuy xuuseen dem ba fële ci diwaanu Tambacounda askan fa dëkk ñoom it ñi nga gàddu seen yoxo topp ci mbedd mi yuuxu wàllu ndox mu bari mi waa ci démb ci seen dëkk bi moo nangu seen kër yi de ñu bari si ñoom ci mbedd mi la ñuy fanaan ñaawlu nañ nag taxawaayu nguur gi ne ñoo leen yóbbee jafe-jafe yi ñuy dund ndax assainissement yi dara baaxu ci ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Alassane Diallo. waaw li assainissement bi baaxul. bu baaxoon moom ñun duñ toog fii di génne ndox liggéey bi baaxul. fii dara baaxul fii dara baaxul yéen gis ngeen liggéey dara baaxul liggéey bi dara baaxul waaw wala ñu defar mais dañoo yàq suñu kër yi dañuy indoone ndox seen liggéey bi dara baaxul xaw ma nuñ ko amee moo yomb xaw ma lan la mais gars yi liggéey bi dara doxul dara baaxul ak Tambacounda surtout ma kàcce ni ko dafa yàqu carrément xool leen nu mu mel xool leen lii bu tawee kenn du nelaw kër yëpp dañoo fees ndox. ñu ne problème mu rëy parce que ñoo sonn quoi sonn nañ chaque jour bu tawee foo ñu jéem a jël si yoo di génne ndox bi loolu lay métti te yàlla xam ne jël nañ kii nii def nañ ciment suñu kër pour mu am rigole boo xam ne ndox bi day génn si biti mais ndox bi du génn si biti day des rek. kon mu mel ni yoon bu ñu defal dara baaxu ci parce que ndox normalement dafa war a dem direct fi yoon ndox yoon dafa war a dem mais yoon war ndox war a taxaw war a ñun sonn nañ bu baaxoon moom kay duñ toog fi di génne ndox dañoo war a jàppale nag. sonn nañ torop gis nga fii bu tawee dañuy dugg génn si biir même buy taw guddi bu ñu tëddee duñu nelaw parce que ñu ngi xalaat suba bu ñu yeewoo suñu tànk ci ndox lañ koy sëppeel Tamba yëpp dafa yónde suñu mbedd yëpp bodda te li bu yàggee suñu bâtiment yi ñooy daanu lii baaxul nañu dimbale ngir yàlla ndimbal la ñu naan nañu dimbale fi def dara baaxu fi ñoo dañuy defar fi dañoo yokk bone dara baaxu fi dara nañu dimbale ngir yàlla sonn nañ torop ndimbal la ñu ñaan sonn nañ torop ndimbal la ñu ñaan nañu dimbale sonn nañ torop
loolu di ay wax yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci askano nga xam ne dëkkee fële ca diwaanu Tambacounda bu dee ca diwaanu Louga askano jafe-jafe yi nga xam ne la ñu jànkonteel ci wàllu yoon dañ jàpp ne tey ji woon ni ndax lépp la fa nekkoon ci yoon jëmoon ci gox yi wër ndomba Louga tey ji lépp gudura nañ leen dañuy dem ca Louga fekk fa Omar Kayre. ci atum 2019 bi ay tali yu bees yu bari judd nañu fii ci commune bu Louga quartier yu bari nag daal ci bénéficier wu rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci périphérie bi. ci mujj mooy le quartier montagne jëm kër Kabassi jëm un peu bord SOS kooku ku dëkk Louga xam nga ni boo ñëwee pour Sëñ Fallou dem ba wër cimetière Yomandé def le tour jaar Zawiya kii ay dara bi nekk fële ci kaw ci montagne ca kaw ñëw nouveau lycée continuer garage Touba SOS dugg biir Touba Seras ay tali yu bees dugg nañu fi ak Kër Sëñ Louga am na aussi boo demee Kër Sëñ Louga benn bretelle boo xam ne nii déjà dañ ko commencé sot nañ xeer lépp comme que dañoo dugg nawet bi on attend la fin de l'hivernage bu nawet bi jeexee ñu indi goudron bi. ñenn ci Lougatois yi li ñu gis moo di réalisation yi du réalisation kenn ku dul Promoville mu di programme boo xamante ni dañ koo def ngir moderniser yenn villes yi te Louga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu ciblé waaye Ismaïla Mbeng Fall di adjoint au maire bu commune bu Louga di xamle ne lii bu ñëwee Louga du kenn ku dul maire bi di Moustapha Diop moom mi nga xam ne jógul ci di défendre ay projet ak bëgg-bëggu ñi nga xam ne ñoo di ay population waral nguurug Sénégal daat koy njukkalee lii. parce que la mairie aussi dafay liggéey dafay am ay besoins am ay partenaires am ay programmes xool dëkk bi lii ak lii moo fi manqué soumettre ko au gouvernement pour que l'état du Sénégal man ci jàpp. et ci loolu il faut que nag mu am nit koo xam ne nii ci fa mu dëkk moom ak la mu tekki ak lu mu liggéey ak la mu defal la dëkk ba ak na mu jegee président de la République ak la mu ko liggéeyal dana mën a tax ba ñoom ñu état bi mën a gaaw ci ay mbiram foofu la Moustapha Diop waraay boppam que ni moom maire la boo xam ne nii ci quelques années yu fi nekkee liggéeyal na état du Sénégal liggéey boo xam ne nii delloo njukkal bi mooy ci programme bu génn mu bokk ñi koy capté et ça c'est le maire Moustapha Diop dafa liggéey loo xam ne nii kenn liggéeyal ko Macky Sall fayee ko loo xam ne nii aussi fayee ko kenn. naam ay extension routière mi ngi am ci commune bu Louga terewul nag am ci yenn partie yoo xamante ni ci biir dëkk bi am na ci tali yoo xamante ni dafa bëri ay kàmbu waaye bu ñu sukkandikoo ci adjoint au maire bi jafe-jafe boobu du yàgg dara ñu daat koy fàtte. ndax li mu xam ne moo di nawet bi la ñuy xaar mu jeex ñu defaraat tali yooyu yëpp yi nga xam ne am na ay yàqu-yàqu. Pakaseen bokk na ci tey Pakaseen boobu mooy indi ñu laalaat dëkk bi tali yi fi ñu toll nii ci nawet bi kenn mënu koo laal à l'intérieur de la ville xëy na peut-être moo am ay poches yoo xam ne dañoo bënn wala mu yàqu te loolu dañ ni bu nawet bu vacances jeexee nawet bi jeex dañ koy defar comme ça Louga bokk ci dëkk yi nga xam ne ni seen i route ñu gën a baax. Oumar Kayre Louga Walfadjri. Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm wax ci vacances yi mi ngi ci tànk yi kon tàggatoo loolu yi moo waral boo demee fële ci diwaanu Ziguinchor dëkk bi xumb na lool ak rin muy Jambadong lan mooy Jambadong ak solo si nga xam ne am na ko Amady Khali Diémé amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. Ziguinchor si période fin vacances yi mooy dëkk bi nga xam ne moo gën a xumb si côté aada lu ko waral mooy Jambadong bi nga xam ne moom mooy rythme vie population bi fii si fin de week-end bu ne fecc boobu bi nga xam ne si sosé lañ ko ràññee nekk na affaire xeet yi yëpp fii si Ziguinchor dina réunir ay nit yu bëri si occasion surtout bu ay jullit di gën Jambadong lu muy signifier mooy feccum xob yi tradition ancestrale la bi nga xam ne day permettre ñu fêter si xumbute gënnum jeunes initiés yi nga xam ne dañu jóge si bois sacré bi si veille festival boobu dinañ faral di organiser benn veille culturelle bi nga xam ne dañ koy duppee Fani Kendo lu mu signifier rek mooy veille la bi nga xam ne dinañu wéy ay woy nga xam ne ay woy initiatique la revue ay woy significatif ak ay signe symbole initiatique guddi bi yëpp ànd ak initié yooyu le balaa ñu leen di yóbbu fu ñu leen di sàngee justement si veille yooyu la xale yu góor yu bëri di jàng li ñuy tuxee li nga xam ne loolu mooy cigarette dem ba si consommer ay drogue ñoom daal ñu si gën a bëri ay ndaw lañu si veille yooyu la xale yu góor yu bëri di jàng li nga xam ne loolu mooy tuxum cigarette ak consommer drogue bi ñu si gën a bëri ay ndaw lañu dañu occasion bi la ñuy am rek pour entrer en contact ak cigarette bi wala ak chanvre indien bi nga xam ne ñu duppee yamba quartier Ziguinchor yëpp ñoo si concerné wu parce que fu ne dina am genre Jambadong yooyu ak Fani Kendo yooyu le soo fa demee si Fani Kendo yi di nga gis xale góor yi ni ñuy manière cigarette bi si gémmiñ bi wala sax ñu si gën a bëri yamba bi la ñuy consommé te tey soo xaymaa xale góor yi nga xam ne dañuy consommé yamba si Ziguinchor bëri na lool soo demee Djibélor Goudomp Gumel fi nga xam ne foofu la ñuy yóbbu ndaw yi pour rek sang leen soo fa demee di nga gis xale
xale yi ni ñuy consommer yamba bi ak tamit ni ñuy consommer li nga xam ne loolu mooy sàngara bi moo tax rek kankurang yi léeg-léegi rakkaaju ñuy def ay yëfu yi nga xam ne kenn santaanewu ko kankurang yooyu yi nga xam ne yooyu la ñu jàppoon comme ñoom ñooy protéger ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit yooyu consommation régulière de chanvre indien moom mooy indi donc li nga xam ne loolu moo feebaru xel. d'ailleurs soo ñëwee si Ziguinchor di nga gis ni xale yu bëri dañuy taxawaalu si yoon yi ndax justement xale yooyu dañu am feebaru xel tey jii mën nañu ne rek Fani Kendo dafa riime dafa bokk si li nga xam ne loolu mooy tax xale yi di consommer li nga xam ne loolu mooy yamba boobule te loolu day affecté li nga xam ne loolu mooy sacralité être mythique boobu bu ñuy dubbi kankurang fii si Ziguinchor Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amadou Khalil Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm wax ci mbiri Khalifa Sall ak dogal bi nga xam ne njiite réew Macky Sall jël na ko kon daal di koy génne ci kaso bile loolu nag tax moom li ko dalee Rebeuss jaar Médina ba àgg Parcelles Assainies fi yaayam dëkk koo fa sànni layu mu takk ndax ay doomu aadama ñëpp daal ñoo génn daal di teertu tatagal meeru Ndakaaru ba woon jot naa nag jaar ci jumaay Massalikul Jinaan saafonteeg Serigne Mbacké Faye mi nga xam ne ni moo fi toogal xalif général des Mourides Mamou Diaby Gassama. juróom-ñetti waxtu ci guddi yu toftal ñaar fukki simili ak juróom niki dimanche bi si la ancien maire de Ndakaaru daal di génn ci prison bu Rebeuss Khalifa Ababacar Sall daal di bénéficier benn grâce présidentielle ba nga xamante ne sax njiite réew ku Sénégal moo ko daal di signé gannaaw ba mu tëddee ca kaso ba lu tollook ñaari at juróom benn weer ak ñaar fukki fan ak ñaar yu toftal ci ay bés njiital coalition taxawu Ndakaaru daal dina génn ca prison bu Rebeuss daal di nekk ci benn oto ba nga xamante ne sax kenn ci ay avocat am ñoo ko moom ay co-détenu di Mbaye Touré ak kii di Yaya Bodian ñoom ñoo njëkk a génn laata Khalifa Ababacar Sall di génn ca prison ba ay doomu aadama yu bëri nag ñoom ñoo daal di taxaw ca maison d'arrêt bu Rebeuss di xaar kii di Khalifa Ababacar Sall naka noonu ñu daal di gis ne police mënu def dara lu dul rek daal di sandi ab gaz lacrymogène ngir rek militants yi mën a tasaaru ngir oto kii di Khalifa Ababacar Sall mën a utile ji fa nga xamante ne fa la bëgg a ceem ay waxtu yu bëri ñu daal di ko def ci mbeddu Ndakaaru yi fi ñu ko tàmbalee moo di Medina foofee nag gis nañ ni ay xalifis yu bëri ñoom ñoo daal di génn ngir teeru waaye tamit tatagan seen jiit moom Khalifa Ababacar Sall daal di sol ab yére bu weex tàll waaye tamit di wane mbégteem soldat yi amoon nañu ab jafe-jafe ngir rek mën a maîtriser bani doomu aadama ya nga xamante ne ñoom ñoo jot a génn ngir teeru kii di Khalifa Ababacar Sall. gannaaw Medina ñu daal di utali ji ca Colobane cortège Khalifa Ababacar Sall daal na romb ci maison Léopold Sédar Senghor bu parti socialiste bile permanence wala sax bile daluwaay doon fa nga xamante ni ab souvenir la ndaxte kii di Khalifa Ababacar Sall mun nañ ne juróom dundam yépp fa la ko def ndaxte ab militant tigi la 23h ci guddi nag ba mu jegee si la cortège kii di Khalifa Ababacar Sall daal di jege Massalikul Jinaan boobu la juma yàggut dara si lañ ko inauguré te jamono fekkoon na ne ki di Khalifa Ababacar Sall mi ngi doon tëdd ca kaso ba naka noonu sax gis nañ ne ex maire bu Ndakaaru bëggoon a wàcc ci otoom waaye nag gis nañ ne mënut a nekk ndaxte ab doomu aadama yu bëri yi fa nekkoon loolay waxal sax ki di Serigne Mbacké Faye mi nga xamante ne moom moo teewal xalif général des Mourides fii ci Ndakaaru daal di génn ci biir jumaa ji dem fekk ci ki di Khalifa Ababacar Sall ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba foofii nag gis nañ ne mbégte ak kontante rek moo fa amoon. Khalifa Ababacar Sall ak kii di Serigne Mbacké Faye bi ñu pare di saafante si leen gis ne cortège bi daal di utali ji ca HLM Castor Grand Yoff ba jamono ji gis nañ ne doomu aadama yi ñu ngi wéy di gën a bëri donte sax guddee na. gannaaw benn waxtu ci guddi bi mu jàllee si la Khalifa Ababacar Sall daal di àgg ci daluwaayu waaye juróom bu jigéen ca Parcelles Assainies foofu tamit mënuñu wax ñaata doomu aadama ñoom ñoo ko jot a teeru ndaxte li fa nekkoon ci ay nit jéggi na dayoo ay leader politique tamit fekkee nañu bile bés naka noonu sax laata ancien maire bu Ndakaaru dugg ci biir appartement bi jafe na woon loolu ndaxte militants yi fa nekkoon ak sympathisants yi dañ doon buuxante ci ëttu kër gi.
gise ba nga xamante ne moom la Khalifa Babacar Sall jotoon am ak kii di Yaay Awa Niang mi nga xamante ne sax moom mooy waajuram bu jigéen yàggutu dara ndaxte ay simili néew lañ jot a am ngir waxtaan ci nekkoon njiital meeru bu Ndakaaru mun nañ ne amut ab jot ngir waxtaan ak njabootam ngir rek mën a wane mbégte ba nga xamante ne moom la jot a am ci bile bés naka noonu ba mu gisante bu pare ak waajuram bu jigéen ci la daal di génn ci biir appartement bi daal di yëkkati ay kaddu jëmale ko askan wi. jërëjëf soxna Mamou Diaby Gassama ñu ngi lay sant di la gërëm wax nga ko sànq mbooloo mu takk nag ñëwoon nañu kon daal di teertu tatagal ki nga xam moom moo di Khalifa Sall ñoom sax yëkkati nañ seen i kàddu kon daal di delloo njukkal bu baax a baax xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax mbir yi bu amee du kenn ku dul moom sàkku nañ nag ci njiital réew Macky Sall ngir mu amnistie ki nga xam ni moom moo di Khalifa Sall ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro soxna Mamou Diaby Gassama. di sant yàlla bu baax di kontaan bi nga xam ne nii yàlla may nañu bés bi tey Khalifa Sall ñu ni dafay génn tey di kontaan. di sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu mayee kàttan ak doole ñu ko mëne combat bi ba ñu jàppee Khalifa Sall ba léegi waaye di rendre hommage au peuple sénégalais bi nga xam ni fépp foo xam ni woote nañ fa ñëw nañ wuy si ñu signé nañ pétition bi def nañ caution wuy si nañ ci rassemblement bi waaye di rendre hommage au président Khalifa parce que ñetti at la yoo xam ni mi ngi ko dund avec dignité mi ngi ko dund avec courage kenn dégg ko mu onk kenn dégg ko mu yuuxu kenn dégg ko mu ñaan loolu nag leçon la boo xam ni daf ñu ko lancé ñun ndaw ñi leçon la boo xam ni daf ko lancé classe politique bi. ki tax ñu libéré ko man yàlla xam na ne xawuma ko li ma xam ne daal am na ci coobare yàlla mooy Khalifa libéré nañ ko ñëpp ñi ci dox nag ñëpp ñi ko def ci ñi mu ko jaarale yàlla na yàlla fay. sant yàlla bu baax a baax a baax sant xalif général de sant président de la république lii lañ doon xaar yàlla may nañ ko alhamdulilah rabbil alamin yàlla na jàmm yàgg ci réew mi. sant yàlla parce que ñëpp d'accord woon nañ ne Khalifa dañ ko tëj si yaama neex donc 2 ans 6 mois si yaama neex bu xëyee génnee ko dañuy sant yàlla rek kuñ tëj 2 ans 6 mois ñu génne la ñëpp mab bu ñëw fekk si la c'est parce que li nga nekkoon mooy dëgg te li gën a am solo mooy tëdd na ko si ngor ak jom ak dignité moo nañ ko bàyyi tey ñëpp rus mais bàyyi nañ ko bàyyi boo xam ne kenn rusul. ñoom Khalifa bu ñu génnul woon Rebeuss ngay gis sëñ Mountakha mu seeti Mbaye Touré léegi nag Macky Sall comme que Khalifa bi avant muy nekk Khalifa seeti woon na Mbaye Touré te fi ñu toll Khalifa bi waroon na seetiwaat Mbaye Touré Macky Sall promettre ko ni ko incha allahu rabi Mbaye Touré dana génn waaw Mbaye Touré est-ce que mën naa génn moom kese Khalifa des ca biir te dossier bi di benn dossier ak ñoom Yaya Boña kon xam nga loolu mënut a nekk moo tax ñoom ñëpp Macky Sall boole leen def ko ci décret grâce bi yaa may dégg daal di bind signé génne leen. président maa ngi koy ñaan li ñuy xaar ci moom mooy na ko administrer fële ci assemblée nationale comme ni mu ko defee ci décret bi Khalifa kon ne politique am teg ko ci yoon na mu ko daan defee sénégalais yëpp ak adduna bi yëpp xam ni Khalifa mi c'est un homme d'état. bàkk bi jib na xibaar tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. tàmbale ko wàllu football Sénégal Brésil ñu ngi koy waajal ah. waaw ñu ngi koy waajal ba tax na sax kii nga xam ne moom mooy Aliou Cissé fësal na li nga xam ne mooy joueurs yi nga xam ne ñoom ñoo nar a jouer match boobule di 10 octobre. le match boobule di am mu nekk jongante boo xam ne bu am solo la. ci li nga xam ne moom mooy lii di li nga xam ne li nag moom mooy match xaritoo ñan la ci woo xoolal amu ci coppite ay 2 joueurs yooyu la ci changé 3 joueurs pardon mais ñii nekkoon keer yëpp dañoo ñëwaat ñoom la indiwaat ba ñu xool liste bi góol yi ñu commencé ko ci góol yi gis nga leen ñu ngi nii ñoom ñett la dégg nga Alfred Gomis Edouard Mendy Abdoulaye Diallo ñett ñii la ñu ñëw ci défenseurs yi da ngay xool am na ci foofu ñaari coppite rek xoolal défenseurs yi Kalidou Koulibaly mu ngi foon Lamine Gassama Moussa Wagué Racine Coly moo demuloon ñëw na Pape Djibril Diaw demuloon ñëw na dégg nga Saliou Ciss Salif Sané donc nag mu ngi nii ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ci jogante boobu ñu dem ci milieu terrain yi mu ngi nii Cheikhou Kouyaté Henri Saivet Idrissa Gana Gueye Crépin gis nga fii Mamadou Loum Ndiaye rek moo demuloon
Caire mu ngi nii moom bokk na ci ñu ñëw léegi ci attaquant yi 7 attaquant la gis nga mais fii dafa am ay coppite yu bare. amatul Moussa Konaté amatu fa. dégg nga ñëwul Moussa Konaté ñëwul dégg nga Mbaye Diagne ñëwul. gis nga ñoom ñoo changé Famara Diédhiou ak Habib Diallo ñoo leen remplacé temps yi nag Habib Diallo bii moo dox Metz. donc bitu Metz yëpp moo koy dugal. Ligue 1 sénégalaise Famara Diédhiou mu ngi toj moom tamit fële Angleterre dégg nga kon nag gis nga Mbaye Niang moo dugal démb contre Rennes ak Marseille dégg nga Sadio Mané ñii daal moom la woo. bon amul ci ay coppite yu bare. mu doon nag match boo xam match bu neex lay doon Sénégal ak Brésil. waaw xam nga pour la petite histoire. ñu bëri dañ def ne Sénégal bii mooy 2e fois mu joué ak Brésil. ñu ngi juum. Pelé bi mu fiy ñëw. ci dans les années 60. benn sélection Dakar la joué. joué ak équipe nationale. Santos la. du woon Brésil Santos équipe Pelé. moo ñëwoon fi di joué. ñu bokkut ak Brésil. bokkul ak Brésil. loolu yàgg na. voilà loolu la. kon nag mu ngi ni bii mooy gulet. ñu daje ñi daal di daje kon bii daal mooy gulet. ñu gannaaw bu ñu waxee ci wàllu football dañuy wax ci wàllu handball Cheikh. waaw mujjeen sunu gaynde yu jigéen ñi nag ci wàllu handball tournoi qualificatif bu olympique bi benn ticket bi nga xam ne dañ ko doon xëccoo ak ki nga xam ne mooy RD Congo ak Angola te mujjanteel ba Angola moom mujjee jël ndam li daan sunu gaynde yu jigéen yi fukki poñ ak ñaar sunu gaynde yu jigéen yi am fukki poñ ak ñeent kii di Mamadou Dieye ak Pape Samba demoon nañu ci match boobu lii lañ ñu andil. supporters yu bari ñoo teewee ci Dakar Arena ngir may loxo Sénégal bi nga xamante ne ab match muy képp la soxla ngir daal di nag amal qualification bu njëkk ci Jeux olympiques yu ñu dëkkmal ci kanamu équipe bi di Angola moonte sax ci ndorteel bi ñoom gaynde yi jigéen ñi ñoom ñoo daal di dominer jogante bi ginnaaw ba ñu amee ay occasion yu bari ci kanamu gardienne de but bi di Souza Elena Sidi ñu amoon sax ay jafe-jafe yu métti ngir daal di jàll défense angolaise bi nga xamante ne ku ci gën a ràññeeku mooy Kasoma Albertina ginnaaw ba ñu jogante bu métti lu jege ñaari simili ñoom gaynde yu jigéen ñi daal di mujjee am ab penalty ci mujjantoon gi Adja Mama Cissé daf ko daal di raté ñi di Plancas Negrassi daat si pox ndoll ngir daal di dugal na seen but bu njëkk ginnaaw lu ëpp ñetti simili Xawa Ndiaye di capitaine bi moom it daal di dugal waaye teewul benn yoon championne d'Afrique yu atum 2018 yi di gën a dugal si noonee sax ñu ne nekk na ñoom ñaari équipe yi ñu ngi gën a yokk seen poñ waaye gan yi ñoom ñoo daal di mëne ci ngóorngal bu njëkk bi ndax Sénégal dafa am juróom benn ñoom ñu am fukk ak ñaar digal bu leen Frédéric Boujan jox ak cawarte wu supporters yi mel ni dafa daal di pousse gaynde yi ñu daal di gën a wane ab xar kanam bu yees ba ñu jugee ci vestiaire yi dañoo gën a baral jéego yi firndeel bi sax mooy dugal nañ na ñetti but Angola dugal benn képp ginnaaw ba waxtu bi tollee si juróom-ñetti simili waaye li ñu mel nag tiitalut benn yoon Paola Elena ak i ñoñam nga xamante ne dañoo sukkandiku ci seen xarañceef ci kanamu Atabou Sakho donte sax génn na fa ay bal yu bëree bëri Sénégal di wéy di dugal waaye mu am ay jafe-jafe ngir dabuwaat ci score bi Karina Christiansen daal di siffler njeexitalu bi la jogante score bi di 14-22 waa Angola bi nga xamante ne ci atum 2014 nañu gëj a nërmeelu ci Afrique daal di mujjee qualifié ci Jeux olympiques Tokyo 2020 ñu ñu dëtmal jigéen ñi Frédéric Boujan yi nga xamante ne dañoo qualifié ci tournoi intercontinental ngir lu ñeel qualification Jeux olympiques daañu tàntewaat seen chance ngir xool ndax dinañ am boobu la ticket. dañuy desandi ba léegi ci handball bi léegi nag kii di tàggat suñu gaynde yu jigéen ñi di tubaab bi Frédéric Boujan moom nag moom moo doon wax lan nag li tax ba suñu gaynde yu jigéen ñi ñàkk match boobu ñu déglu ko ci micro Mamadou Dieye ak Pape Samba. C'est plutôt un match intéressant parce qu'on arrive à laisser l'Angola à 22 buts. waaw mën nañ wax ne ab jongante bu am solo la ndax tamit fexe nañ ba Angola daal di ñibbee dëkkam ak 22 points kase boo xoolee njeexitalu jongante bi sax ak mbëbët bi nga xamante ne amoon nañ ko di nga xam ne lu am solo la ndax suñu projet défensif bi moom moo daal di fexe ba daal di sax sonal bu baax yenn ci joueuse Angola yi bu ñu jëlee ci côté rythme bi tamit mën nañ ne am nañ ci mbégte bu baax ndax tamit dañ doon jouer di ko boole ko ak daw bu metti waaye nag li may daal di rëccu rek moo di ne ci plan statistique
statistique bi ndax boo xoolee ci côté dóor yi ci premier mi-temps bi 12-6 la daal di jeexee ak ñaari penalty yi nga xamante ne rata nañ ko ak yeneen tiir sax yoo xamante ne ci biti nañ ko doon dóor loolu nag mu wane ne foofu dañ faa ñàkk ab xarañceef bu mag waxaale ma la sax yenn perte de balle yi lu ko waral nag mën nañ jàpp ne joueurs yi jeu bu ñu doon jeu seen biir dëkk bokk na ci waaye itam maîtrise bi dafa des bu baax a baax waaye nag ci xayma mën nañ jàpp ne tamit def nañ jogante bu am solo joué nañ bu baax may félicité nag waa Angola ndax équipe bu am solo la am expérience di félicité tamit seen gardien de but bi nga xamante ne tey jii wane na ab xarañceef bu mat sëkk léegi nag rus nañ bu baax ndax boo xoolee ci football bi Sénégal deuxième la jël afro basket bi Sénégal jël deuxième handball bi tey tamit ñu jël deuxième sunu mbëbët nag moo nekkoon fexe ba bégal Sénégalais yi surtout ma sax bu ñu sukkandikoo ci semaine yi nga xamante ne moom la ñu amal sunu wàccuwaay. Mais les handballeuses deuxième, j'aurais voulu aujourd'hui pouvoir donner un peu plus le sourire à tout le monde parce qu'on a quand même passé une semaine exceptionnelle de préparation. 2019 jigéen ñi football deuxième. basket deuxième. handball deuxième. non bu dee handball bi moom yaakaar naa ni suñu gaynde yi moom li leen ñàkk loo xam naa mooy gardien de but parce que kii dafa fees kaay macha allah. bu ñu jógee ci wàllu handball dañuy wax ci wàllu volleyball Cheikh. waaw volleyball dañ doon amal li nga xam ne mooy finalu coupe du Sénégal ci wàllu jigéen ñi ñaari équipe Tëngéej nag ñoo demoon final Sococim ak Saltigué mujjanteel ba nag Saltigué moo mujjee daan 3-7 ñetti 7 ci dara équipe Saltigué boobu mu nekk équipe boo xam ne mu ngay dañ koy defaraat ñu déglu président Kora Fall bii nga xam ne mu ngoon ci stade ba di xool équipe Saltigué bi. dama ci kontaan dama ci am bànneex parce que ñaari équipe yëpp waa Tëngéej lañu te ñaari équipe xamante nañu parce que ñu bari am na ay joueurs yoo xam ne Saltigué lañ nekkoon dem Sococim donc je pense que xale yi nag ñi ñu formé tey te Gomes commencé woon leen formé ba ñu agsi fii tey ay xale lañ loo xam ne vraiment seen âge bariwul donc on peut dire que dañ leen formé pour ëllëg gis ngeen ni mu joué bu baax lañ def dem nañ ba dem final rencontré UGB rencontré la police ba arrivé fii donc xam nga itinéraire bi déjà c'est un itinéraire excellent et je pense que dem ba final déjà mérite la donc ñu leen di encourager pour que vraiment entraîneurs yi ñoom Gomes le président tout le monde ñu encadrer davantage les enfants pour que ëllëg en tout cas ñu am une bonne équipe de volley au niveau de Saltigué. kon nag mu ngi noonu. waaw. ma nekkoon final bi daal. waaw léegi ñu wax ci centenaire u Saltigué. Saltigué dañuy des ba léegi ci waa Tëngéej. cinquantenaire bi moom la ñuy waajal xam nga nag fu mu nekk nii équipe yu bëri mooy équipe yi jógee 1969. après mooy kii wu Lamine Diack bi ñoom nag ñu ngay préparé waaye nag ñoom ci foofu la ñu bëgg parce que xam nga équipe Saltigué football bi. doxatul. handball bi mooy dox kii bi mooy dox volleyball bi athlétisme yëpp. xam nga équipe pluridisciplinaire du bay bokkul ak équipe yooyu nga xam ne benn kii rek lay football kese la. ñoom lépp la ñu am. dégg nga yàgg ci loolu ba tax na ñoom ñu ngi waajal nag defaraat toog waxtaan defaraat. ci cinquantenaire bi nag lañ ko naara ñu doylu reportage yu Najib Sagna bi. waa Saltigué bu Rufisque dañuy fêter seen 50 ans boo xam ne dañ ko def si biir Sénégal ñoom nag dañuy ànd ak yeneen club yu nekk Sénégal mu ni Jaraaf ak sport bu mën a def seen fête boobu. comité directeur bi nag moo njiitee mbir bi moom nag mu doon réunion fii si Rufisque ànd ak président Kora Fall ñu déglu kenn si ñoom. Saltigué préparé cinquantenaire am. loolu ku ko dégg je crois que war nga ko rafetlu ndax Saltigué muy équipe bi nga xam ni ci département Tëngéej ak li ko wër moo fi juddu. ci fusion ba nga xamante ne président Lamine Diack moo ko defoon fusion boobu nag bi muy am boobu dafa fekk mu am ay club yu nekkoon Tëngéej. ay activités yu bëri la ñu bëgg a def ren club bi nag fu mu nekk nii dafa décidé ak 50 ans ak benn groupe tudd jeune chambre économique yoo xam ne ñu jàppale si mbir mi ndogul kenn si jeune chambre. maanaam ñun bu ñu gisee tey club bu mel nii toog bay créer genre activités yi. dañ ciy gis suñu bopp donc ñun jeune chambre Rufisque Renaissance foofu suñu mënin la donc ñu ne tey dañuy def partenariat ASC Saltigué pour un peu accompagner si. waa Saltigué nag dañuy laaj ñëpp ñu nekk fii si Sénégal rawat na ñu nekk si bitim réew ñoo ànd ak ñoom si fête seen 50 ans yi ñu déglu kenn si ñoom. sànq woote bi amul ci waa Tëngéej rek woote bi dafa dem sax borom bu waa Tëngéej ndax bu ñu nee département bu Tëngéej la ñuy wax
mooy li nga xam ni moo jur tey li yóbbu doomu Tëngéej yooyu biti réew ba mu jur teranga boo xam ni am naa yaakaar ni bu ñu leen déggee ci lii dinañu ci gën kontaan lool. bu nekk fu mu nekk nii am na ay discipline yu bëri yoo xam ne ni dañ koy def fii si Sénégal bu bëri si bokk si ay compétitions yu bëri lu mel ni championnat du Sénégal bu volleyball bu ren Rufisque nañu sànni télévision Walfadjri. kon nag mu ngi noonu dégg nga ci li nga xam ne moom mooy équipe saltige boobule. dinañ ci ñëw nag ak yeneen parce que waajal. waajal quoi waajal dinañ ci ñëw nag. en tant que doomu Rufisque mënoon nga cee bokk. c'est que de non mais attends bi quoi. de xaaral mais xam nga yow fu mu nekk nii yow yaa final 88 contre Linguère. bi ñuy Linguère di dóor. man maa ngoon ci équipe bi. d'accord grand gardien. voilà dégg nga waaw mais je veux dire que encadrement bi quoi. waaw déet man maa ngi ci xam nga man maa ngi non c'est que man maa ngi def communication. mais dafa maa leen di jàppale nga bokk ci biir comme ça ñu formaliser ko quoi. dinaa ko def incha allah jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofu lee ci la ñuy tàbbisee ngeen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey jii nag benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéenekaay yi fa xeendoo tey di ñu dégtal ak li bees ci mbirum caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru Walf Quotidien ñan ca tuumaalandool di Khalifa Babacar Sall Mbaye Touré ak Yaya Boudian ñoom ñetti ñi le am nañu afia démb libre nañu gannaaw grâce présidentielle ga ñu am Walf Quotidien ka ca gën a fës di Khalifa Sall ak lees waxul gi am ci libération maanaam li wundu grâce présidentielle gi ni mel yéenekaay bi ne gëm na kasonaam waaye ba tey Khalifa Sall sañ-sañ ga mu war a am ngir bindu ci liste électorale yi tàq na suuf lool rawatina mun a bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm wala yeneen wote ci réew mi Walf Quotidien ba tey dara leeragu ci yéenekaay bi di Tribune fa la taxaw xëy di laajte ndax Khalifa Babacar Sall dina mun a jotaat ci droit civil am maanaam mun a doon ku bindu ci liste électorale yi wala bokkat ci élection ci réew mi ba mun caa dagaan baatu askan wi yéenekaay bi ne yile laaj doon lu askan wi bëgg a xam ci jamono ji ci dossier Khalifa Sall mbooloo mu takkoo takku ñoo ko gàttandu ca buntu kaso ba daal di ko gunge ba noonee mu yegg ca Grand Yoff jàpp Parcelles Assainies yéenekaay bi ne foo na toon mbooloo ma weesu na ko yéenekaay bi di Le Quotidien ma ngoog leer na nañ njiitu réew mi Macky Sall gracié na Khalifa Sall gannaaw diisoom ak maître Abdoulaye Wade yàggut gannaaw Karim Wade njiitu réew mi Macky Sall jot naa réglé beneen cas di mbirum Khalifa Babacar Sall di am afia démb waaye di xaar amnistie comme ni Karim Wade di xaaree li ni mel Le Quotidien ñoom ñaar ñi le ñoo bokk salle d'attente yéenekaay bi di Source A ne neexul ba neexul waaye Karim Wade ak Khalifa Sall ñoo nuroo nañ leen gracier maanaam grâce présidentielle bi Karim Wade amoon ba génn kaso grâce googe moom la Khalifa Sall am tey waaye Khalifa Sall jot na fàttali ci biir yéenekaay bi di Vox Populi maanaam Moussa Sakou njégal ci njiitu réew mi Macky Sall démb sax jot na ko fësal ca kaso Rebeuss lank la defoon ne du génn ca kaso ba Vox Populi ne kii di maître Khassimou Touré moo négocié li ni mel moo waxtaan ak njiitu réew mi Macky Sall waxtaan ak jëru gi ñu denk wàllub yoon daal di leen jébal kayit ya ca war ngir Khalifa Sall Yaya Boudian ak Mbaye Touré mun a fekki seen njaboot maître Khassimou Touré ne gannaaw bu dogal bi jibee ba tey coow li bari na lool waaye lum ci góobee gar ko moom maître Khassimou Touré jot naa réeroog ay avocat Khalifa Sall ci dogal gi ni mel moom Khalifa Sall ay kàddoom ci biir yéenekaay bi jot naa sant suñu borom daal di jaajëfal ñëpp yéenekaay bi di 24 heures ne génn na kaso naam waaye bu ñu sukkandikoo ci yoon munagul dagaan baatu askan wi maanaam munagul doon candidat ci élection présidentielle munagul bindu ci liste électorale yi yéenekaay bi di Le Soleil daal di ko feelu ne lu aju ci mbirum caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru kii di njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal gracier maanaam jéggal Khalifa Sall ak Mbaye Touré ak Yaya Boudian ñoom ñëppay yeewoo ndoog seen jaboot tey yéenekaay bi di L'Observateur ne ba ca gën a fës di génnub kaso Khalifa Sall waaye doon lu wundu lu bëri ndax Khalifa Sall ak mbetteel gam ca am waaye xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké dox na ci tànk jàmm ci dossier gi ni mel yéenekaay bi di Les Échos ne moom Khalifa Sall jot na fippu démb ca kaso Rebeuss lank la defoon ne du génn kaso ba ana lu sooke ñu bugg ko génnee kaso ci grâce présidentielle gu mu sàkkuwul ci njiitu réew mi Macky Sall maître Khassimou Touré ne lu ji njaak mooma moo sàkku li ni mel te laaju ca benn yoon xalaatu Khalifa Sall moom Khalifa Sall jot naa fegoo démb ak waajuram bu jigéen gannaaw bu mu toogee ab diir se gisul yaay ja réew mi quotidien njiitu réew mi Macky Sall ak maître Abdoulaye Wade jot nañoo gisee ajjuma ji ñu weesu ca juma Masalikul Jinaan fa la ñuy joxante loxo dal di jàmmoo tax Serigne Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides mu ngi ci dànkaafu maanaam ñi ci bëgg a xëpp suuf ci jubóo gi ni mel yéenekaay bi di Dakar Times ne juma Masalikul Jinaan jubóole na njiitu réew mi Macky Sall ak Abdoulaye Wade waaye dañ caa jógee Khalifa Babacar Sall génn kaso Direct Info taxaw ci jàmm ji tàmbalee dox ci diggante maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall ne bu fekkee ne am na ñu mu neex am na ñu mu neexut rawatina ñenn ci coalition Benno Bokk Yaakaar tàmbale nañoo am jaaxle lool ci seen ëllëg ak njiitu réew mi Macky Sall ndax newul ne dafa bëgg a soppi doxalinam déet réew mi quotidien xëy wutali Arabie Saoudite ne fa la doomu Sénégal faatoo di Alkali Cissé ca kaso gamu ne woon
Cameroun fa la ñàkke bakkanam yéene cabinet Alkali Cissé feebaru cancer la amoon te moo ne de jeexaloon na peenam ba noppi ganuk yéene cabinet suñu lamb di Kati Diop mi am taxaw seetlu ci Modou Lo ne bu buggee yàgg ak titre roi des arènes bu mu nangu mukk ci daar bëre kàngam yi ne ci lamb ji na leen mooy toogum yéene cabinet Vox Populi ne Sénégal gagné na coupe du monde waaye du coupe du monde football du coupe du monde basket Sénégal la mu gagné di coupe du monde ku dàq toggu cere yéene cabinet Sénégal moo ca raw Palestine raw ca États-Unis ak Tunisie raw ca Israël ak Italie ak Maroc yéene cabinet ñaari doomu Sénégal yi le muy Mariam Cissé ak Falilou Diouf ñoom ñaar ñi le ñoo sigil Sénégal ñoo tax ba Sénégal gàddu coupe du monde cere may laaj ndax du bëri ñu leen teeru saay bu ñu yëg seen Dakaru ndax guleet Sénégal di jël coupe du monde. jaajëf Abdoulaye Bopp heureusement sax ba ci ku ci sant Diouf bokkee ndax bu ñu nee cere na séeréer jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant la gërëm di sant di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàpp ci xibaar yi ba mu yemb Modou Fall moo fare ci xarale gi réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba kon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askan ak sunu gaal yéen doog jàmm